Basira bu sa yaay baaxee sa baay baax du mën a bon naaru koy tekki nañ leen ku mën waral ku mënul tee nga toog coow li attelay mu te yaay El Bachir bu tukki yàggi léegi noor feeñ bu jaam yàggee jàmbaar feeñ bu sa baay baaxee sa baay baax maa sa yaay baax doo mën a bon El Bachir jom day dara ji baay di ko ci la yar ci boo ko jégalee bul ci bu ragal kii moo bëgg Cheikh ba mu jeex lool doomu day Sadio Kanté gi nii wala cat ba ma seen cat waaw ma ñëw wala cat ba du mën a gudd nag entrepreneur bi jigéen jooyatul fii ci sunum réew ngir yàlla ak yow yaa ko waral juma jàkk yi ci réew mi Bachir sa loxo ngi ci El Bachir Gueye mi ñun nag moom li may wax waa association bi rek ñun pare nañ pour soutenir la ci côté bi yëpp gars yi ñëw fekk si ñun ñëpp pare nañ pour foo ñu woo ñu wuy la président sant nañ la gërëm nañ la lii nag moom comme teranga gi ñu defaloon rek ñu ñoo commencé ci liggéey bi parce que xam na ni mënuñu laa jox dara mënuñu laa jox alal mu fëkk la dina la mën a jox muy si teranga ndax dañoo defaroon teranga dañoo jël ay yére jox la ko nga sol ko mu doon mbégte ci ñun nag ñu ne woon nag yi dañ koy dolliwaat teg ko sa loxo xam naa duñu la téye nag comme temps bi soriwul dañ lay bàyyi ñu continuer liggéey bi rek ñu déglu ñu mu tontu ko association bi président am sec collaborateur vraiment di rafetlu liggéey bi li ma waxoon rek si yoonam d'action man liggéey naa ko dëgg la waaw bu ma defee tey yéen si war ngeen mën a liggéey ngeen dëgg la donc loolu rek la affaire wax ñu bëri ci jar dëgg la xam nga nag am solo moom mooy fi ñu lay xaar nga ko fekk ci liggéey incha allah ay wax nga bàyyi mu dem dëgg la dëgg la donc man li ma gëm liggéey la dëgg la ensemble ñu liggéey def la fa ñaata dara dafa jot wax naa ko war ñoo nekk ci dëkk bi nga xam tey day dem dawal Jakarta dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la aussi ki ñoo doon la faafaa bi sama ambition ñu fexe ba ñu am ay téer yoo xamante ne vraiment dañuy compétir sur le plan international dëgg la mën a jël bii def ko ci ar yu mag yi dëgg la loolu yéen a ngi ci yoon dëgg la dëgg la pour liggéey rek jàppalante liggéey yàlla mën na yow fan jëm loolu chose mooy seen frère mi nga xam ne mooy Mouhamed Ndoye nga xam ne am yaakaar daal yëpp dañu ngi pour war a diriger fii la noor ñu ànd ñu jàppale ko yàlla may ko ndam pour soit di 23 janvier mu diriger fii dëgg la la mairie bi alhamdulilah loolu la ñuy santaat yàlla di ñaan di gërëmaat ñëpp dëgg la président encore une fois kontaan naa ci kaddu ñoo ko bokk lépp yow ndax temps bi foog ñu joué ci temps bi kon daal maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ni mu def tailleur ñi nag noonu la def jigéen ñi noonu la def ndaw ñi noonu la def mag ñi noonu la def imaamu jàkk yi noonu la def ñëpp merci beaucoup encore une fois ñu tàcc ko le président El Bachir Gueye waaye alxaana mënumaa ñëw fii te gërëmuma Jawnaar Cuun mënumaa ñëw fii te gërëmuma Marguerite di Pitol mooy Pitol ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax waaye mënumaa ñëw te gërëmuma Mamadou Diop ak son excellence monsieur le futur maire
monsieur Mohamed Ndoye, monsieur le futur maire de la ville de Thiès Nord. Merci beaucoup. Donc je pense que sans plus tarder dañuy ubbi jox ñaar. Aja Marguerite. nga ànd ak fukki nit yu dëgg moo gën nga ànd ak junni nit yoo xam ne seen carte doo leen ko gis te wóor na ma ci bés booba ñi toog ñëpp carte yi dinañ incha allah dinañ ko votel El Bachir dinañ ko votel maire yi zone nord bi su ma jógee ci loolu nag di nuyu rek sama kilifa yi toog El Bachir maa ngi leen di nuyu bu baax Mouhamed maa ngi leen di nuyu nuyu yéen ñëpp comme la ma waxoon rek El Bachir fii dafa metti fii dafa metti buñ ñu gisee ñu doon bâche dañoo fay ay nit ñu dugg ci biir kër yi pour xaw a làkk nit ñi nit kenn du yàq nit mais yàlla dëgg la soxla mais nag liy raam ca ñag ba parce que ku wóoruwul sa bopp rek mooy def yenn yi te ñun tiituñu ragaluñu ñun su nekkoon juróomi nit sax dañuy dem avec El Bachir tout est possible su ma jógee ci loolu may wax ak doomu Kër Issa ma ne leen il est temps dafa jot ñu jóg xàccandoo dóorandoo naxe bi dafa doy xoolal Kër Issa rek waroon na dépassé fii root ci teen ba tey mu ngi am ndeysaan waaye kaw ga sax rootu ñu ci teen Kër Issa mu ngi root ci teen suñu poste de santé soo demee ñu ne la am na lu fa manqué école ba dugal ci école Kër Issa parce que nit suy wax da ngay wax dëgg parce que jàkk laa tim néegu yàlla laa tim ma duma sos tey ñu jóg ñu ni ñu am jàmbaar boo xamante ni dugalul jigéen banque mu ni leen kaay leen ma jàppale jigéen ñi avec bi metti na parce que jigéen ñi dañuy dugg ci avec lépp heure fay fi waaye toj su jotee ñu dugg làkkatu am na fi aka moo fi bëri ñu dugg banque weer jot nga war a fay nga làkkatu diw abal ma lii diw awal ma lii yooyu yëpp mu ngi fi am tey El Bachir taxaw jóg fan yi yëpp mu ngi financé yéen ñëpp yéen a ngi dégg temps yi ñu ngi nee ni El Bachir man damay ne tey même siège su feeslee damay ne kontaan naa tey kontaan nañu am nañu ndam maa ngi gërëm El Bachir bu baax Mouhamed Ndoye ñu ngi leen di gërëm bu baax ñuy nee ne lii taxaw nii tey bu fi xew parce que nit taxaw na fi siège amul dara waaw mais nag tey guerre bi dafa metti te commencement la te li ci kanam rawuli bët tey nag El Bachir mii tey mu ngi financé jigéen ñi parce que dañuy ñëw di ma sollicité pital ana financement yi kon tey suñu doxee tey ba jàmbaar ñëw ku bëri yërmande ñëw di jox nit ñi kaay leen liggéey laajuma leen dara kon nekk moom li def daal moom yal na yàlla barke bu baax sa sant di la ko ñaan daam loo xam ne da nga koo dund te loo xam ne ni man dama koo gis si yow nga def ko mairie ma jógee Gambia ñëw fi man fii mooy sama kër sa meeting bi yaa tax ma waral ko Lamine Diallo man maa doon garde corps man maay caat Amadou Ousmane Baro di caat dëkk bi ku déggul caat ku ne xam na ko mais daa am koo xam ne moo bokk si jotaay bi muy Daba Ndiaye muy sama mag bu jigéen jógee ba gengi new ñëw sëy si fii fi tol nekk sama sœur loo déggee ma wax loolu meeting bi Lamine Diallo tey daa fay jeunes yeeg maire yi ku nekk 2000 francs pour dem meeting Serigne Babacar Sy bu ma yaakaar déggoolu ma beneen meeting bu waree am dama koy defaat man Kër Issa kenn du ma ne taxawal fii wala taxawal fee am naa fi classe c'est la 19-3 FC Amadou Baro ma am fi classe ma nekk ASP Lamine Diallo nekk sama maire ma koy ànd ak fu ne Lamine Diallo ba ko Idrissa Seck ba may ko Idrissa Seck man rek maa tëdd kaso ak moom Kër Issa fii am na wala amul ñemewu ma ragalu non damay wax sama doléance ragalu ma loolu Lamine Diallo tey bu fayee booy 2000 pour ñu dem ak jigéen ak 2000 tey fii waroon na weesu lii mais El Bachir dama la ko ñaan jëmmi Serigne Babacar Sy ñëwal jàppale ñu suñu dëkk bi sondel la ñuy taal lii sondel la lii amatul si dëkk bi Lamine Diallo man maa doon garde corps man maay caat te yàlla tax mais El Bachir dama la ko ñaan ragaluma dara deluma ginnaaw sama classe mi ngi sa garde corps muy sama classe mi ngi sa garde corps te dama koo bëgg c'est la 19-3 nekk ASP ñu dàq ma ASP Lamine Diallo mën ko sama kayit mu ne ma naa ko lijjanti mu dem ba ci ku ma dàq ASP mu ne wurgee sama classe bi nekk si El Bachir tey daa taxaw mais dama ne waa Kër Issa maa ngi leen di nuyu bu baax di salaamaaleykum nañ déglu tuuti rek ñu ngi nuyu waa Kër Issa di nuyu ñëpp ñoo xam dañoo ñëw tey jàppale si meeting bi di nuyu suñu président El Bachir Gueye di nuyu
maire ñi nga xam ne ñoo toog ci présidium bi mën naa citer monsieur Bar le futur maire de Fandène ma citer Mamadou Diop mu nekk suñu tête de liste proportionnelle et ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ñëpp tous nos collaborateurs ñu leen di nuyu également ñi nga xam ne ay soutien lañ ay mouvement ak ay association ñu ñëw ñu joindre ci ñun nekk ci liggéey bi ñu ciy xeex suba ak ngoon ñu nekk tey jii suñu première meeting dans la zone de la commune de Thiès Nord ñu ubbiku ñu fas yéene tàmbali choix bi nag pour Kër Issa doon sax première meeting bi mais ñoom seen volonté seen engagement ak seen abnégation seen détermination lañ poussé ba ni fi lañ koy indi mais tey premier meeting bi feneen la woon donc di ci sant ñi nga xam ni ñoom ñoo ko créé su ma limee Jawnaar mi nga xam ni moo nekk ci tête de cellule bi dafay yóbbaale ñoom ñëpp ki nga xam ni moo koy accompagner muy Marguerite di Pitol nga xam ni fii aussi travail bu remarquable la fiy def fii ci Kër Issa xeex lépp ni ak fa mu nekkoon ak proposition yi nga xam ni moom lañ ko doon def ci ki nga xam tey jii moo fi nekkal tête de liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar offre yi ko doon bokk jàpp di ko décliné kon noonu la ku am ngor di def nit kenn du ko jënd tey boo nangoo ñu jox la ab 5000 francs wala ab 2000 francs pour nga dem fekkee ji ci ab meeting wala nga pour nga bañ a honorer sa présence ci fi nga bokk xamal ni yow pour les 5 ans à venir sa avenir jaay nga ko 5000 francs sa avenir 5000 francs la jar waaw. kon léegi xam leen ni li fi nekk carte doomu aadama kenn du ko jaay yéen ñi toog fii nangu leen répondre appel boobu noonu c'est parce que vous êtes digne vous avez xam ngeen lan mooy dignité humaine xam ngeen lan mooy ngor xam ngeen lan mooy seen avenir fu mu jëm ek ndekk nag bu dee da ngay wut maire ragaloo ñime nga doo fi nekk di def ay achat de conscience di ñëw ci nit ñi di leen wax loo xam ni mënoo ko yow ñuy xaar ci yow ab bilan pour 7 ans d'exécution ñu ñëw nga war ñoo présenter un bilan nga bàyyi population bi ñu def seen jugement xool si quand même le bilan est actif wala liñ fi def leneen la ngay ñëw di détourner par des idées yoo xam ni macha allah loolu kenn nafetlu ko loolu ñu ngi koy clamer loolu ñu ngi koy déplorer nit day am ngor nit day bañ ku ko yëpp xaalis bi dafay jeex gëm leen seen bopp feneen fii ñëwaat li mu leen di wax moo di dañoo jëm ci ay élections ñuy dem sur la coalition Jambi Gox yi ànd ci ak mouvement audit lu am solo laay wax nii élection yi dafa nekk élection yi ëpp solo ci Sénégal mooy élection de proximité élection yi nga xam ni yéen yéenay choisir seen destinée pour 5 ans kan moo leen war a yoral seen ay mbir lu ci mel ni seenum jàngum doom lu ci mel ni seenum paju lu ci mel ni seenu nekkalin doomu aadama seen côté social seen côté environnemental seen côté sportif ak leneen xool leen bu baax ñi nga xam ne yan engagement lañ am tey pour mën a relever défi yooyu noonu défi yooyu c'est des défis majeurs yoo xam ni dévouement moo koy relever léegi yéen ñii ak ñun ñii ñoo war a taxaw combattre bu ñu bàyyi kenn muy wax ci ñun wala muy def ci ñun loo xam ne warul nekk benn bi fi ñu jëm élection yéen ñii waa Kër Issa dama leen di ñaan le jour du 23 janvier école Issa Konaté taxaw leen jël leen seen devant ngeen seen vote ngeen protéger ko les 4 bureaux de vote yi nga xam ne moo fi nekk jaayante leen ko taxaw leen ko sécuriser leen ko bàyyi leen kenn mu ngoog seen devenir bu leen ko sàgganee bu leen ko hypothéquer ñu ñëpp ñëw taxaw jàpp te ngeen xam ni affaire bi tàmbali la tigee leen mu am élargissement ngeen dem ñu jàppale Jambi Gox yi ñu jàppale président El Bachir Gueye ñu dem gagné mairie yi ne fii yëpp Thiès après ñu ànd ak moom dem ba ci présidence loolu lañ ko yéene yéenam dafa rëy vraiment il a un cœur généreux vraiment sa générosité quand même c'est sans fin amul limite c'est sans limite ñu ngi koy ñaanal
fa mu bëgg comme projet pour le Sénégal yàlla defal ko ko. Lamine Diallo suñuy terrain la jaay wëlbatiku di jënd ay lampe 30 000 francs di ci profito 7 ans koo xamee ni si 7 ans falu nga ko defaroo lampe nga dem ba xam ni si El Bassir Gueye mi ngi dimbali jaam ñi te yàlla tax nga wëlbatiku taxaw ni maa ngi monté samay lampe li muy def gëmu ko dama bëgg ngeen xam seen bopp préparer seen carte bu leen kenn raawun préparer leen seen carte sànnil ko El Bassir Gueye Mouhamed Ndoye loolu la ñu wax parce que ñun jàmmi gox bi la ñu wax parce que fi mu toll nii dama ni leen dañ ñoo bëgg a nax bañ leen dañ ñoo bëgg a nax